fee dugg ak oto ca tëli ba ngay yem de dox ak sa tànk di jaar ci kaw yu moom gannaaw bi loolu it mboolem jigéen ñi fi dëkk ak senes bi bëggoon nañu lu ñu jàpp jigéen ñi wax nañ ne ku leen dimbali ci ay projet lu mel ne bu dee na xaalis la buñ leen di lebal wala ay machine la yëpp bëgg nañu ko su dee ne ay machine la nag ñoom xawma lu ñu la jàmbat waaye man de su fekkoon maa leen di xelal dama leen di wax nañu ko def machine yi wal ndax defe naa ne moo gën ci ñoom machine yi ñaw ndax machine yi ñaw yi mënut a rek te bu ko kenn jëlee coow juddu ci gannaaw bi loolu it koñ bi moom bayaboo seen xel dal ndax ñëpp Macky lañu ñëpp Macky Sall lañu man ñii ngay waxal 2012 xeexal naa fi Macky xeex bu rëy xeex boobu it ba tey teg ku ma ci sàngeem li ma bëgg daal mooy yàlla na ko yàlla jox deuxième mandat bu jeexalee nag keneen kuy toog yaa xam ah bu taali kon yi ngay dégg daal xam naa ne na la wóor ne boo ko déggee Daaru Xudoos bokku ci mbaa boog sunu koñ bokku ci ñun bugguma wax du gudd a gudd waaye ci doléance bu daal loolu ma la ci wax moom sunu doléance la bokk koñ bi lëndëm na bu nawetee ndox mi bari na jigéen ñi bëgg nañu ku leen dimbali ak gone yu góor yi ku leen jàppale ci lu ñu liggéey kon loolu rek lañ ne woon naa ko wax ñu ngi la koy jàmbat loo ci mën sekkamtalaay kàtt na nga leen ci dimbali jërëjëf Mbàkke yal na leen yàlla taxawu yal na yàlla taxawu ñun ñëpp jërëjëf Mbàkke jërëjëf Baye Mor jërëjëf Baye Mor jërëjëf Baye Mor li nga wax leer na sëriñ bi dégg na ko ñëpp dégg nañ ko kon bu ko defee suñu coordinateur bii nga xam ne doon suñu mag di suñu xarit di suñu jóge HLM dem ba Corniche su Belel jóge Corniche su Belel dem ba Bitigu Seydou jóge Bitigu Seydou dem station Darou Khoudoss ñëpp a ngi fii toog sa waa kër rek a fi toog kon nag sëriñ bi li ma bëgg a wax xaju fi te jotaay bi yàgg na te yéen a ji ëpp na li ma bëggoon a wax waaye nanu xam ne sant nan gërëm nan te bëgg noonu ànd ak yow te duñ la war li nu bëgg nag nga xam ko mooy maa ngi félicité mboolem koo àndal te jotaay bi nekk ndax ñoom ñëpp nee nañ bëgg na ci jotaay bi waaye doog naag sëñ Tuubaa bëgg naa noppali ndax ñeddal ju waroon jóge HLM ñoom ñoo wax ni tey Mor Lo dafay def ab café te xam naa ni comme liggéey bi yëpp ñaa leen di yebal te benn la man leen na ñooña def foofa di def man ma nekk fii di def te lépp nekk Darou Khoudoss ngir Darou Khoudoss maase sëriñ bi yàlla nga fi yàgg yàlla nga wér yàlla nga am kattan bi jaay xam rasulillahi sallallahu taala wa sallam jërëjëf Guèye rahmatullahi taala wa barakaatuhu nañu wax ni jërëjëfe Serigne Touba li tax ñu koy wax mooy bu ñu yàlla bu ko neexoon xiir ñu ci ñuy ànd ak ci yëngu-yëngu politique ku sant Sonko wala ku sant neneen waaye daf ñu booleeg sëtam muy sëñ Cheikh Abdou Gaynde Fatma ñu xam ni fii kat këram la Cheikh ñëwal fii sama wet Cheikh toj nga fi yéen waa gëm-gëm toj ngeen fii rajax ngeen ko fii wax leen rajax waaw nit tax ma wax ko mooy Cheikh balaa may wax tuuti rek damay wax ni Cheikh Abdou Mbacké Gaynde Fatma bi muy ñëw fii fonk gëm leen fonk moo waral mu ànd ak le directeur général di responsable politique APR di Mor Seck nekk fii di xaritam di taalibe ñépp xam taxawaayam ci Touba ànd ak Serigne Abo Mbacké moom sëñ Mourtala mu sëñ Fallou di jàmbaar nekk ci wetam Serigne Djili Mbacké ñu koy dàkkantale Serigne Djili Pofdi di xaritam di mbokkam bëgg président de la république moom it ñëw gunge si ko bi muy ñëw xaritam mbokkam Serigne Bassirou Dieng di jàmbaar bëgg président de la république
ànd ak moom ñëw tey teewe jotaay bii Serigne Khadim Amar di xarit di mbokk ñëwit bokk ci délégation bi Serigne Mbacke Amar moom it di xarit di mbokk ñëw gunge Serigne bi ci jotaay bi soxna maam Coro Diouf di mbokk di taalibe di responsable politique ànd ci délégation bi soxna Loota Ñang moom it di responsable politique ca Saam ñëw gunge sëriñ bi mën nañu waxit ku ñuy wax Bàcc Sàmb di coordonnateur ndaw ñi mu ngi ci délégation bi Birama Fall Fallou Dieng Mbay Sarr Baylahat Ndiaye Saliou Ngom Modou Fall ñoom it ñëw nañ ànd ak sëriñ bi ci délégation bi ci xale yu jigéen ñi bàyyiwuñu dara ba ñuy ñëw bawuñu kenn macha allah soxna Betty Gueye Khoudia Kébé Mbène Ndiaye Ndeye Anta Sarr Anta Thiam Maam Fati Diop ak Modou Diop mii di doog a ñëw ñoom ñëpp ànd nañ ci délégation bi mënuma lim ñëpp ndax ku lim juum de civisme jox ngeen ko ci jotaay bi te loolu dafa am solo lépp luy ndaw di def bu ci civisme jógee citoyenneté jóge ca dara du ci des tey vous nous avez enseigné une leçon du civisme pour wane ni nous devons protéger nos symboles mais dañoo war a protéger suñu démocratie bi ñu jot a am tey ñun ñi ñëpp bëri nañu wër Cheikh Abdou fa ngeen nekkoon fa lañ nekkoon nëgë ni daaw man mii maa jiite woon ndawi PDS waaye gis-gis te li may waxit dama koy wax ci télé chaque jour moom bu Cheikh Abdou Bali Gaynde Fatma nekkalul fi woon président Macky Sall ci opposition lay faatu man ndax ñi fi nekkoon duma ni duñu ay nit ñu yiw waaye doyuñu ma woon ci modèle pour ma ànd ak moom nit booy ànd ak moom da ngaa war a xool ñetti critère na nga xool juddoom na nga xool njàngam na nga xool diineem Cheikh Abdou Bali buñ ko xoolee ci jidd maanaam fa la judd bu rëy yam Cheikh Abdou Bali Gaynde Fatma Serigne Cheikh Serigne Modou Moustapha Serigne Touba mu nekk critère bu positif ñu ni njàng ñu ni un intellectuel d'une dimension extraordinaire colloque yi gën a màgg ci adduna bi ci wàllu arabe ba ci français sak la ci yoonu murit nañ waxante dëgg communication màggalu Touba fu mu àgg c'est grâce à Cheikh Abdou Bali damaa toog seetaan ko télé ànd guma ak moom muy wax tudd colloque suma benn xarit woo ma ni ma yéen Touba yéen seen sëriñ bi ngeen dénk seen communication màggal gi xam na luy colloque ma ne ko kooku ba ñuy bind colloque moom moo taxoon ndax lu baax lu nekk rek Serigne Touba dana ko jëli indi ko Touba soit mu yootu ko soit mu jaarale ko ci ay doomam moo fi njëkk a dajale lu tolloog 1300 journalistes de différentes nationalités étrangères africaines biir Touba ñu fi yeewoo ñëpp ñu accrédité leen ñuy ndekki di añ di reer di sangu di dugal économie ci réew mi te moom moo tax bu ñu ñëwee ci développement waa mos ngeen a gis député yow doo député doo ministre doo directeur général di maye ambulance di former ay jigéen di fay ay taax yu ay gone di jàng ay étudiants mu leen di fayal taax di jàppale askan wi di jëndi ordonnance kon nag kooku boo ko amee ci gox da nga ko war a jàppale te fii ñu toll nit ñi dañoo war a yeewu Daaru Xuddoos waratuñoo nangu yambar mu dëkk beneen gox
ñëw di fi samp tànkam naan jàppale leen ma buy falu di leen wan ginnaaw ana dolli yi fi nekkoon wër mbeddi Touba yi fu ne ñu dugg fi ñu fal leen ana ñu da nga leen gisatoo fi kenn ñu ngi war seeni 4x4 ma ne yéen nag yéen a opposé seen bopp opposition du yëfi nit ñun ay gone lañ te dañoo bëgg doxal réew mi bu ñu amee ku mel ni Cheikh Abdou Bali nañ ko jàppale ko te nag président Macky Sall dafa am bilan yéen a ngi wax autoroute Ila Touba man defoon naa bilan bi gën a rëy di ngeen ko wax yéen ban bilan moo gën a rëy Ila Touba màggalu Touba férié ma ne kenn du ko liggéey te dañ lay fay Macky Sall moo ko fi def te lu Serigne Saliou bëggoon la ab murit du ci melokaan ab murit nenn rek lañ koy xàmmee nga nuyu sëb sëriñ foq mbaxana sujjóot joxe àddiya Macky Sall du def lool waa léegi lan moo tax ñu ni du murit da ngeen a dugg ci xolam ma ne nañu bàyyi di wax lu ñu neexul kon boog maa ngi jox le directeur général. mag ak ndaw góor ak jigéen maa ngi nuyu ku fi nekk rek sa tur ak sa sant di wax ne guddi na ñu ngi leen di masawu ci toogaay bu yàgg bi waaye mag nag bu defee mbir dafa ko jaral maa ngi ziare di nuyu sëñ Cheikh Abdou di nuyu Cheikh Gueye mi nga xam ne moo fi woote tey woo ay dëkkandoom doomu Daaru Khoudoss ku ne Daaru Khoudoss nag xam ne mooy capitalu Touba capitalu mouridisme li nga xam ne seetlu naa ko daal mooy kii ngeen àndal muy Cheikh Abdou sëtub Serigne Touba la waaye ku bugg jàmm la ku dal la ni waajuram meloon ku am gis-gis la ku am yéene la waaye ba moromam yi jógee di jàngi diine jàng na ko ba mat ko am na ku ko wax léegi si li mu jiitee ci commission màggal gi defe naa ne amul fenn fu muy dem ci àdduna bi di tuutal yoonu murit loolu moom même ñi nelaw xam nañ ko intellectuel yi nga xam ne dañ jàng ci université yu mag yi nga xam ne diine la ñuy jàngale nattable wu ñu xam-xamam ñun ñi nga xam ne nag ci ay université tubaab lañ jànguñu diine nattable wu ñu xam-xamam kun doom ji mel noonu suñu ko yàlla indilee Serigne Touba indil ñu ko parce que man maak Ablaye Wade ñoo àndoon président Macky Sall mi ñoo bokkoon nekk ci kuréelu kàngamu parti démocratique sénégalais président Macky Sall mi moo ma nommé woon foofu porte parole may doomu Touba ni yéen li tax moo wëlbatiku tey langue politique bi maa ci jiitu Serigne Cheikh Abdou mi waaye bi mu ñëwee dama jël suma laxasaay ànd ak moom lu tax dama daan toog ci nguuru Ablaye Wade ba ci Abdou Diouf bu ngeen seetloo ci nguuru Macky Sall président Macky Sall lañ fiy soog a nommé ministre bu dëkk biir Touba muy Khadim Diop te politigul woon ba léegi sax politigul lu tax duñ fi nommé mu mus ci waxtaan ak président Ablaye Wade ñu koy gëmloo ne ko Touba amuñu ay cadre amuñu ay intellectuel amuñu ñu mun a yore ministère wala société nationale mais loolu tey kii mën na ko kii mën na jiite réew mi te man li may daane rek mooy li nga xam ne daf ma koy dee saa su nekk nee na moom bëggul dugg ci dara muy am ay jàmbarloo wala muy am violence wala muy am yaradiku léegi nag lépp lu may dugg damay bëgg ñu organiser ko kun moom yàlla def ko defal mu nekk nit ku dal nit ku organiser ay mbiram aussi moo tax waxam bëriwul li nga xam ne maa ngi koy bëgg a wax nag mooy li bàcc soog daanale nit da ngay xam sa bopp am fula am fayda bu jëf jotee nga jóg jëf ni ko maam Cheikh Ibrahima Fall doon def moom sëtub Serigne Touba la di sëtu sëñ Modou Moustapha di doomu Serigne Cheikh Gaynde Fatma fii ñu toog tey bu du woon maamam ak baayam kun ñun duñ fi toog ay bukkee ki gaynde fi nekk cër yi nga xam ne yàlla jox na ko nag mu nangu ko wàcce bokk ko ak ñun wàcc langue politique yi war nañ ko sagal mooy lan li bàcc soog wax léegi Issa Sall ba nga xam ne waa Puris Moustapha Sy moo leen ngemb kii ko ëpp doole fuuf dañ naan li nekk ci nag
ni nekk ci nag ba muy ni nekk ci seeq ba muy pët pëti mi ngi ci nag mu ne cell mooy moom mii li ci des nag ñu ñoo ko mën a yeggali kon maa ngi leen di ñaan nañ jëli carte yi nañ organiser wu xam ban bureau de vote ngay wotee nga xool sa carte bu baax bu bis baa coow jarul xuloo jarul xeex ñu jox ko ndam ba nga xam ne bu Sénégal gagné Touba gagné Daaru Xudoos jiitu maa ngi leen di gërëm di leen sant leen jéggul. jërëjëf Serigne Mor jërëjëf. auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim assalaamu aleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatuhu. ñu ngi leen di nuyu di jël nuyoo bi di ko teg ci Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké di nuyu mboolem soxna yëpp liñ leen ñi bëgg a wax rek kàddu yu néew la rek ndax Serigne Cheikh Abdou mii bu leen ko jàppee comme politiciens yi bu leen ko jàppee comme politiciens yi ñi nga xam si bu ñu ñëw dañuy luyee oto baa ñu jël taxi baa ñu bëgg njëriñ ñëpp xam nañu moom bu yàlla am na lu mu ko dénk na ko benn mu nekk Serigne Touba ñaareel ba mu ñëw yéen murid yi mu am lu mu bëgg lu mu leen dimbalee waaye ñëpp xam nañu bu doon njëriñu àdduna kese la wala lu mu bëgg du fi ñëw day toog këram waaye dina gis bokk yéen dëkk bi xam ni am na loo leen bëgg mu bàyyi léppam ngir jëmi Serigne Touba ngir taxaw seen bëgg-bëgg yooyu noonu. léegi nag yéen li ngeen ko mën a jàppalee muy leen rek la yéen sa mbokki soxna yi su bis ba la 24 ma waa kër gépp dem ñu am carte d'identité ki aaye kese na fa dese te ñii buñ ñëwee na fa bàyyi ci ñoom dem woote ji yéen borom kër yi ni ngeen soññi ñëpp ngeen dem woote ji woote ji nag mooy président Macky Sall la sëñ bi jàppale. xam ngeen président li ñu def lu baax la ndax 5 candidats la te bu fekkee ne ko bàyyi mu nekk 41 kon su boobaa dina métti lool waaye juróomi nit rek la te kenn lañ ci soxla muy président Macky Sall loolu rek ngeen mën a jàppale sëriñ bi amul lenn lu mu soxla ci yéen lu dul loolu su boobaa sëñ bi dégg naa li muy jàmbat jàmbatul leen ni àllaaxira leen ni àdduna rek lay jàmbat kon nag sëñ bi moom loo foofu la bëgg a taxaw ak yéen ngeen jàppale ko ci bis boobu président Macky Sall am ndam fii ci Touba wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim bokki jullit yi bokki taalibe yi ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci Muhammad alayhi salaatu wassalaam ñoo ngi dolle yeesal suñu njëbbal ci Serigne Touba ñoo ngi jiital ci nuyoo bii ñuy def ak ziyaar bi alxalifatul aam li tariqatul muridiyya Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ko ñaanal suñu borom mu yàgg fi loolu te wér maa ngi yëkkati ay kaddu yoo xam ne maa ngi ciy jiital suñu kilifa gi nga xam ne moom la ñu bokkal jotaay bi di Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ibnu Serigne Cheikh Gaynde Fatma ak mboolem mbokk yi mu àndal yépp di nuyu gan ñi nga xam ne ñëw nañu ci jotaay bii tey ñoo ngi sant yàlla bu baax ci fekkee gi nga xam ne fekk nañu ko jotaay bi di rafetlu liggéey bi aussi di wax waa Daarul Xudoos na leen doomu Daaru Xudoos ñëw na tey ci seen biir sëriñ bi fu mu mën a dem ci àdduna bu ñëwul Daaru Xudoos day mel ne demul fenn ndax fii mooy kër maamam fii mooy kër baayam fii di Daaru Xudoos fi la Sëriñ Tuuba taale woon taal bi jóge fi dem Mbàkke Kajoor jóge fi del si Mbàkke jaar Daaru Salaam dem Mbàkke Baari taal yoonu murit ba fii may wax ak yow taal baa ngi bërëx bërëxi di dem mu waxoon ne sama taal bii ma taaloon fii ci Daarul Xudoos jële woon ndigal li ci Muhammad alayhi salaatu wassalaam ku yàlla bind mënu koo fay man mi ko taaloon sax àgg naa ci mënatuma koo fay fii ci Daarul Xudoos fi la Serigne Modou Moustapha jële woon yan bi ci Serigne Touba Khadimal Moustapha fii ci Daarul Xudoos fi la Serigne Cheikh Gaynde Fatma dondoo woon yan bi ci Serigne Modou Moustapha Mbacké ibnu Cheikhul Khadim fii ci Daarul Xudoos la Serigne Cheikh Gaynde Fatma waxe woon ni nit ki day defar jëmmam ba ku ko gis bëgg a ànd ak moom waaye defar jikkoom
ba ko ànd ak moom du gaaw a doyal ci moom bat boobu nag moom la sëriñ bi indiwaat tey ngir yeesal mbokk gi mu seq ak yéen ngir yeesal dëkkuwaay gi mu seq ak yéen xam ne ñëwaat na tey dolliwaat yaakaaram ci yéen ndax dafa ñëw ci ay mbokki dëkkanoom ñëw ci ay mbokki taalibeem fas yéene ànd ak moom ci lii muy liggéey ndax am na mbokk yu ko wax léegi sëriñ bi lii muy liggéey daf ci jublu liggéeyal sëriñ Touba sëriñ Touba nag dafa bëri ay fànn yuñ ko mën a liggéeyale dafa am benn naar bu nekkoon Mauritanie bu ñuy wax Cheikh Sidiye Baba dafa waxoon sëriñ Touba ne ko wa mu'tadin murtadin aswaaba iddatihi yaxtaalu bayna qabaa'ihi wa dunnaari tamsi ulufin taxta satwatihi lam yoona qattu binaa'ihi wa ammaari andaltumuuhu hadida dulli muntasiran bi sayfi nasri hadida nasri battaari nasrun min allahi abdun lil xadimi bihi saarat junuuduhu nasaaraahu ka ansaari dafa waxoon Serigne Touba ne ko defar nga ay nit yoo xam ne dañuy fekk ay junniy nit yu taxaw takk ay seeni sentir di wane ne ay nasaraan lañu nga dóor leen seen jaasi ndimbal yooyu nga xam ne kooko musa dóor dañuy wàcc ci seen mbaratal toroxtaange yi ne ko yow Serigne Touba nag boo doon tudd secret da nga tudd loo xam ne kimtaan lu rëy lay doon ci nit ñi waaye dënnub Serigne Touba mooy bàmmeelu secret yi kon yeesal googu yi mu waxoon ne dana defar ay nit ñoo xam ne dañuy fekk ay junni di ñu takk ay sentir di wane ne ay nasaraan lañu dañoo jàpp ne Serigne Cheikh Abdou Bali mii tey ñëw ci biir këram di Daaru Xuddoos ci nit ñooñu Serigne Touba defar ci la bokk nit ñooñu Serigne Touba defar ba ñuy defare ci la bokk ndax li mu war a xam na ko li mu war a matalal na ko ci digganteem ak diineem xam àq Serigne Touba nag moo ko dugal ci politique bi ndax ku xam Serigne bi xam ne ba mu duggee ci lii muy def ba léegi musul def loo xam ne méngoo wut ak lislaam ndax lislaam jàmm la woote te Serigne bi moom la saxal ci noppi ñi mu àndal lislaam defar la woote te Serigne bi ba muy duggee ci lii ba léegi mi ngi defar mi ngi maye ay ndox nit ñi di naan mi ngi maye ay ambulance nit ñi di faju ji te loolu mënul weesu émergence bi nga xam ne moom la président Macky Sall di yóotu ci dëkk bi kon Serigne bi mbokki Daaru Xuddoos ñi ngi leen wax nañ le seen doom ñëw na di Serigne Cheikh Abdou Bali Mbacké tàllal na leen loxo ngeen gën koo jàppale ñun waruñoo wuti référence fenn dañoo war a jël Serigne bi def ko référence ànd ak moom lii mu yóotu ñu jàppale ko ci mu am ci ndam ndax bu amee ndam suñu ndam la te li muy yóotu ngir jàppandala leen ko fii ci Daaru Xuddoos dana gën a yomb bu boobaa maa ngi jégalu bu baax kàddu yi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf Serigne Abo jërëjëf di tàmbali di ñaanal Serigne Touba sëñ Muntaxa xalif général kullu murid mu yàgg fi lool ci ànd ak wér ñaanal suñu Serigne Ahmadou Makhtar Mbacké xalif Daaru Xuddoos mu yàgg fi lool ci ànd ak wér ñu am mbégte nag jël kàddu léegi ak ci turu ñi ma àndal ñépp ñu wax ko léegi sama frère Bàcc sama camarade Bàcc Sok wax ko muy le comité électoral de Daaru Xuddoos HLM bi nga xam ne ginnaaw bi ñu duggee ci campagne bi ñu def ko ay pàcc comité boobu dafa nekk comité bu am solo ci liggéey bi ndax fii mu féete di Daaru Xuddoos ak électorat bi nga xam ne nekk na fi comité boobu nag njiit baa ngi nii toog ñëwoon ci ndaje mi président ci ko muy Serigne Cheikh Abdoul Ahad Gaynde Fatma kenn ku ne xam ne bi mu duggee ci yëf yi ba léegi soppite gu wér moo ci am di suñu lépp di suñu sag di suñu ndëgërlaay lépp luñ ciy def ci biir comité électoral boobu pour falaat le président Macky Sall mën naa wax ne mooy njiit li ñun ñu soog cee tegaw bi may ñëw nag ñoom Cheikh Abdoulo xam ne fii la dëkk di président comité bi léegi la dëpp waaye maa ngi ànd ak vice président comité bi muy Lamine Gueye ànd tam ak comité bi yëpp bureau bi muy ñoom Assou Bassel mi nga xam ne moo jiite famille ñoom
Talla Sylla ñu yor wàllu communication bi ñoom Cheikh Diong yor wàllu organisation bi ñoom Abdou Niane ñu yor wàllu finance bi ñoom ñëpp ñi ngi ànd ak Fallou Ndiaye Gindi di mag ci suñu biir ak ñoom Mati Diané ñoom ñëpp ñu ngi nii àndandoo ñëw fii nag ci ndaje bi nga xam ne ndaje mu am solo la am mbégte ñëw fii ndax kii woote ndaje mi ak ñim àndal ak fiñ nekkoon ak fiñ nekk tey jii muy Cheikh Gueye mi nga xam ne ku ko xame ma ko kon nag su ma jëlee fii kàddu danaa ko sant ak ñim àndal ñëpp ak gis-gis bi ñu am ñëw fas yéene nekk ci ginnaaw suñu sëriñ suñu responsable le camarade Serigne Cheikh Abdou Lahad Gaïndé Fatma pour réélire le président Macky Sall kon Cheikh ñun ñu ngi leen di dalal jàmm xam ne fi ngeen ñëw mooy dëgg-dëgg mooy dëgg gi looloo tax ñu leen di ñaan rek ngeen dugg ci askan wi waxtaan ak ndax xam nañ leen bu baax waxtaan ak ñi ngeen war a waxtaanal ñëpp pour que bu ñu demee le 24 février au soir ñu ne vive le président Macky Sall mu wéyal liggéey bi nga xam ne moom lay liggéey Sénégal te kenn ku ne xam na ne juróom-ñaari at yi président Macky Sall def na fi lu ne fang nag jërëtut a jeex ndax xam naa ne lim nañ ko fi mais autoroute Ila Touba bi mu defal Serigne Touba rek dafa doy ci bilan pour que ñun waa Touba yëpp ñu jël suñu carte soteel ko loolu la xale yu mel ne Cheikh Gueye ñii ñu xam leen ci seen engagement ak liñ bën ci dëkk bi ñëw fekk si ko fas yéene ànd ak suñu Serigne Abdou Lahad pour que ñu falaat président Macky Sall mu wéel liggéey bu am solo bi nga xam ne moom lay liggéey ci réew mi ca kenn ku ne xam na ne président Macky Sall ku maanu la ku yaru la koo xam ne boolewul dara lépp ci yar la koy teg ak teggin te defe naa kuy wër kilifa gu mel noonu ñu bari jaar nañ fi Senghor Abdou Diouf ak suñ maam miñ fi dégg tey waaye nag lim def ci réew mi ci fànn yëpp nag gisuñu benn président bu ko fi mos a def kon nag loolu dafa war a tax ñun waa Touba ñu delloo si waat suñ xel ndax nag kilifa yu mel ne Serigne Abdou Lahad mi Gaïndé Fatma fuñ jógee di dox nga xam ne ñoom duñ dugg ci ay caaxaan looloo tax itam ñun ñëpp war nañ delloo si waat xel yi bu baax dégg naa sax benn kilifa di ko wax tey vraiment mu ne Touba bu ñu demee ay élection ñu ñàkk a wateel président bi fi nekk loolu daf koy metti loolu nag ñun ñëpp la war a metti en tout cas daal li ci ginnaaw moom nañ ko fàtte bu ñu demee le 24 février nañ jël carte yi dem wateel président Macky Sall ndax mooy le candidat idéal ñeneen jiñ fi seen ñëpp ñii jaaroon nañ fi nekk ay premier ministre ba léegi benn kàddu rek ñu lëmbe ci àdduna bi ak réew mi ci wàllu diine ñooñu nag waruñu waat seetaanaat bañu mën dara ci réew mi ñeneen ñi ay xale yu ndaw yu mer ngemb lañ te defe naa réew kenn du ko caaxaane looloo tax Abdou Niane mii kenn ku ne xam na ne Ablaye Niane la àndaloon ci élection législative yi Cheikh Gueye laa wax Cheikh Gueye mii Ablaye Niane ak ñim àndaloon ñoon ñëpp ñoo àndoon suñu ànd nag man ak ñoom ak xale yi ay at waaye njuumte du wees loolu xam na ne tey jii erreur la bu rëy moo ko waxal boppam fii tey nee na Macky Sall la waxut ay Sonko waxut ay ñeneen Macky Sall la wax kon nag ñun nañ àndandoo en tout cas daal ñun li ñu dénk ci Daaru Xudoos fas yéene nañoo nekk suñ ginnaaw sëriñ pour dox ko ba mat sëkk ca xam naa ne sëriñ bi dana ci dellusiwaat lépp am nañ ci ndigal ndax bala ñuy yëngal dara dañoo dem ci sëñ Ahmadou Makhtar tàgg ko sàkku ci moom mu ñaanal ñu vraiment ca bañ fay jóge xel yëpp dal na xam nañ ne daal ñun daal suñ xel dal na pour que bu ñu demee le 24 février au soir ñu ne le président Macky Sall gagné ne à 70%.
kon jéegi sant ñëpp di gërëm ñëpp li ma bëggoon wax lépp mënu ma ko wax mais kilifa yi ñu fi fekk yëpp sama mbag Mor Seck maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu sama rak Bàcc Sok ak asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu mboolem mbokk yi fi teew ñi ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di am mbégte mu rëy nag ci teew fii ci jataay bi nga xam ne sëriñ Cheikh mi moo ko woote ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la àndal ñëpp te barki dem ñu ñëw fekk suñu di ñu jàppale ci liggéey bi nga xam ne ci la ñu nekk di nuyu waa comité électoral bu Darou Khoudoss muy sëñ Mor ak mbooleem ñi mu àndal ñëpp ci ndaje mi leen li nekkoon ñu ngi soo agsi di leen aussi présenté ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal muy sëriñ Abo sëriñ Mor ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom lañu àndal ñëpp ci teew fi ak maam Thioro ak mbooleem jigéen ñëpp di am mbégte nag ci teew fii ci Darou Khoudoss nga xam ne mooy dëkkub Cheikh Mouhamadou Moustapha te bu ñu ne mooy kër Serigne Mouhamadou Moustapha kon mooy kër Serigne Touba ndax kenn ku ne xam ne fii la sëñ mi dëkkoon ci bayti waaye mooy kër Serigne Falilou ndax moog Serigne Mouhamadou Moustapha benn lañ woon te ñoom ñaar la suñ yoroon defe noonu lépp di kër Serigne Baaren bokk Serigne Mouhamadou Moustapha lépp di kër Serigne Bassirou bi nga xam ne moo nekkoon loxo ndajooram kër Serigne Abdoulahi kër Serigne Abdou Lahad kër Serigne Khadir kër Serigne Saliou kër Serigne Ibrahima kër Serigne Moutada kër Serigne Soyebu ak mbooleem njabootu Serigne Touba gi yëpp góor ak jigéen ak mbooleem ñi nga xamante ne bii ñooy rakki Serigne Touba ak bokkam mi ak Mamadou Diarra mi magam ak mbooleem cheikh si ak talibé yi fii mooy seen kër ndax fii mooy cosaanu yoonu murid kon tey bu ñu fi teewee mbégte lañ ci am waaye aussi xel mu dal ak yaakaar di yokk ndax démb bi ñu demee ak Serigne Ahmadou Makhtar di ko siyaare ji ne ko bala ñoo def dara kat dañuy ñëw siyaare la sàkku ndigal ci yow ñaan la sax autorisation ngir def benn yëngutu boo xamante ne bii bala ñu koy tàmbali faw ñu dikk ba fii ci yow wax jam ñu wax dalal suñu xel ñaan nga dalal suñu xel loolu moo tax tey jii ñu taxaw fii di wax ak yéen kon suñu yaakaar dafa dolliku te kenn ku ne xam na ne li nga xam ne moom la ñu bëgg moo di fal le président Macky Sall le 24 février incha allah buñ ci àggee dès le premier tour foog naa loolu mooy li nga xam ne mooy li ci waroon a jiitu ndax wax naa ko dem sëriñ Ahmad nee naa ko kat lépp lu ñu def dañ ciy sàkku barke ndax fii dafay dëkku barke ndax dëkku Sëriñ Tuubaa la barke booba nag ñu ci sàkku moom lañ laltaayee suñu démarche moo tax ñu di ko defee noonu. bala ma dikk rek ci waxtaan wi dafa am ñaar yoo xam ne dama ko bëgg a dënk suñu bokk yi ñu àndal muy mbooleem ñi nga xam ne ñooy jàppale président Macky Sall gis ngeen nii nga xam ne noonu la waa comité électoral bu Darou Khoudoss def dafay lu am solo ndax dañoo wane ne ñoom ñëpp benn lañu ñoom ñëpp ànd di xàccandoo di dóorandoo ñuy ñaan mbooleem comité électoral yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi te daanaka yëpp itam nii la ñu taxawaay boobu ñu def muy sudewu nekk benn équipe di liggéey dans l'unité yéenante jàmm xam ne kat ñoo bokk même objectif ñuy ñaan loolu ñu gàcc suñu tànk tubéy saxal ko ndax loolu moo ñuy may ndam le 24 février. di ñaan tamit suñu bokk yi nga xam ne ñoom la ñu bokkal di yëngutu ne kii nga xam ne mooy gan gi fi ñëw tey te lu mën ne am ganu sëriñ bi la mun le président Abdoulaye Wade nañu ko dalal teeru ko teral ko may ko jàmm te bañ a dal ci kawam bañ ko wax lu ñaaw ndax suñu magum taalibe la te bu dee ñun mook suñu wayjur ñoo ne ànd ndax lépp lu mu am sëñ Cheikh Mbacke moo ko may waxoon naa leen ko jërul tiit ndax ku mën defal bu jàmbur sa njaboot kenn waxale wu ko kon ñun nañu am fulla nekk ci li ñu ne war a nekk li ñu war a nekk mooy lan ki ñu àndal mun le président Macky Sall am na bilan boo xam ne musta am ci réew mi kon nañu concentré ci objectif bi xam bilan bi di ko waxtaane di ko xamal nit ñi fu ñu dem ñu wax leen ko buñ ko defee bu ñu àggee ci élection yi li ñu bëgg dinañu ko am kon nañu concentré wu bañ a perdre de vue l'objectif bañ a dispersé wu bañ a xulo bañ a xeex wax ci suñu bilan candidat wax ci ay qualité am wax ci nimbaleen ma ne bu ñu ko defee réew mi xammee nañu ràññee nañu te liñ bëgg danañ ko def te réew mépp itam foofu la nekk ba ci topp moo di sëriñ Cheikh maa ngi leen sant di leen gërëm ñu bari daan nañ ñëw foog naa bàcc wax na ko léegi ak ñeneen ak ñeneen fenn fu leen di jóge na fa bii yoon seen tour la alterné maa ngi dal ñeneen nga xam ne day mel ne opération bi ñu lancé mooy opération faqat bu soobee yàlla nit ñaa ngi faq di ñëw bii damaa toog di recevoir ba 6 heures du matin nelawuma ndax nit ñi di ñëw kenn ku nekk fenn fu ne ñu fay jóge
opération faqat boobu nag bu soobee yàlla moo ñuy may ñu faxas lépp dès le premier tour bu soobee yàlla benn voyage le président Macky Sall di def kon bu ngeen dikkee ma dina xamal ne taxawaay bu rafet ngeen am te itam am ngeen gis-gis te li ngeen indi juumu leen te bu soobee yàlla li ñu bu ngeen dikkee dolli ko ci li nga xam ne moo fi nekkoon fii Daaru Xudoos moom yéen fa daan nekk di lëmbe kon bu ngeen dikkee foog naa ne moo xelam dana dal ndax yéen a ko soxla yéen a ko lëjaloon kon dikk ngeen ci wetam am na ñeneen ñuy dikk encore dolli ko ci kon fii moom mën naa ne moo dem bu soobee yàlla bu yàlla dimbalee lu ñu bëgg danañu ko am nañ ko dox ci yar dox ko ci teggin en tout cas maa ngi leen di féliciter ci vision bi nga xam ne am ngeen ko ci gis-gis bi nga xam ne am ngeen ko ak ci humilité bi ngeen am ba nangu dëgg ndax nangu dëgg aussi yombul nit mën na juum ba càgg mu gis dëgg waaye am kersa dëpp wala mu am réew dëpp yéen loolu dalu leen te loolu dafay qualité bu am solo ci doomu aadama dina xamal ne dalal nañ leenu ñëw ngeen tey waaye yéen a ngi fi nekkoon démb ak barki démb yéen a ci am yaa ngi boo nag njaboot gi nga àndal ñëpp kon dugg leen ci biir instance parti bi dugg leen ci comité électoral yi ngeen liggéey xam ne kat kër gi seen kër la yéen a ñëpp a ci am kon fu ngeen ci am rek yéen a fa yemale seen bopp kon ñi ngi leen sant ñi ngi leen di gërëm di leen dalal jàmm dina xam ne aussi suñu yaakaar am nañ ko ci yéen te yaakaar yu ñu am ci yéen yàlla bu mu tas di leen aussi nag sant yéen Mor yow ak ñi nga àndal sëñ Fallou yéen ñëpp rek ci taxawaay bi ngeen taxaw ak organisation bi nga xam ne mettre ngeen ko en place ndax bu ngeen jëlee dëkk bi xaaj ko lu mat fukki xaaj mu am wala fukk ak benn mu am ay comités électoraux yoo xam ne fenn fu nekk nit ñi ña nga fa di def proximité parce que élection yi loolu moo koy gagné dugg ci kër yi wax ak nit ñi man su ma jógee fii dinañ ànd dugg ci lu mat ñeent ba juróom benn kër fenn fu ne ñu dugg fa seeti ay kilifa waxtaan ak ñoom loolu foog naa ne mooy li nga xam ne mooy li gagné élection yi loolu nag mënut a am lu dul nit ñi dañoo des ci base yi nga xam ne ci la ñu nekk ngir di liggéey kon foog naa ne stratégiquement noonu nga xam ne noonu la ñu doxale noonu la ñu organisé woo jàpp naa ne mooy yoon wi nga xamante ne bii mooy yoon wi gën et encore une fois vous avez le meilleur candidat qui a un bilan exceptionnel que personne n'a jamais eu au Sénégal et donc votre devoir c'est de le présenter wan ko nit ñi xamal ko nit ñi leeral ko nit ñi bu ngeen ko defee li ñu bëgg danañu ko am ndax fii ci Touba kat li ma fi def bari na trop nit ñi ngi wax autoroute Ila Touba bi wax nañu léegi jour màggal bi nga xam def na ko férié mais ñu bari xamuñu ne def na ci assainissement Touba loo xam ne mën na 50 milliards daaw li fi def ci ay tëli mën na 10 kilomètres ñi ngi prévoir yeneen 35 kilomètres yoo xam ne ñi ngi koy def ñi ngi prévoir ak également tëli 30 bi ñi ngi prévoir tëli waat encore mbeddu 120 bi ak yeneen hôpital bi 40 milliards dañ na wax tàmbali waaye fee mu ne ku fa dem xam ne hôpital bi liggéey ma ngay sori boo dee mën la fausé nii bâtiment R+5 donc centre d'enfouissement technique 7 milliards lu dul jeex da ngay maanaam kenn xamul nu mu toll kon nag loolu moom ngeen di jël wan ko nit ñi présenté leen ko bu ngeen ko defee nit ñi li ñu bëgg danañu ko defal parce que aussi nit ñi Serigne Touba moo leen yitteel te xam nañ kuy liggéeyal Serigne Touba ak kuy coow di jaxase ak di yàq rek loolu ñaar yooyu bokkut te président li mu bëgg moo di li mu def mooy liggéey ànd ak yar ànd ak teggin kon nañ ko jàppale ci loolu ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp encore une fois wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu wa jërë ngeen jëf